Hello. Samanda benya di mbemo be conton na aling alon na jani bastard la always phone selling call keyboard. Lafta wala kela. Then I start. Okay, yes. Mbemo be conton na nga kachandingo ke follow jani bastard la because bi fanang na possible tambe mol soto la mulia lonko ibedia mo nyin kela jang. Still, we are focusing on the exploitation muyalonko wale bahapun kan Gambia, and more especially muyalonko atelier restaurant o soto ji ikafodame yeko Paradiso restaurant. Bayo last year, ngala complain o samba nyin Gambia Tourist Board tole nga samba le Labor Department o nyinto walia fo mole leko aka abukala dokula jo wasalari nyina. Woman soto bayo Gambia, mostly bank transfer buka soto no ngano ngame ate fango bukala fi fanka di wave la maybe kanale ya sign bukole babulu ya fonye wole nyama bukole babulu alka moyle the voice yeah okay yes albashi ala le nak modol ya alia tap isaje mo jamal sinano juna sa start fana no juna wole ka fana betia ka me baturo la fo janni mol be siala wala nani tata fo tema modol sa fo topico mo muneti alka discuss monella because nyimu Gambian issue lati Gambian problem lom nyantale ka share mo be nyantale ka dia mo fongo ila platforms or the different platforms nga kele nga jeko kairo isoton na bankoto nyamen kom mo seta do ko la ye fongo na faila bankoto jo nyi be mundile la ay ke jo kendo nyinti bari kom nga fo nyamen rek loi bunda nyi wolle Gambian ol fail nga no mol bi jemul ya lon koy kanale Gambia kala fi kana investment o kije bari Gambia banko dingol fangol le ka sembo dile la ka itandi la ko kana sila fenna jangi se fengo fenkeno mundiate. We don't expect that to come from a lawyer mu ya lon ko iteta tele fo loi karang although ite mo loyalty kila doku kele bari doku dol bi je fanan inyantale ye fango bondato because ila reputation on inyanta ke mira wala so will be mukuti mu yalon ko bi mbela filale pour nga will be kacha jang nyin kono jang because of ali nyin ay fole ko ay deny le ko atela doku lal atebuke ateke jo more than $1,350 la ka bring a start no but yar fan ka bring wo keta hani bi amam farindiro ke because last time ali la video jamal ben na page nyin kono ni momo dun taje ni ajibe ngamira Gambia as workers right la file ni ajibe Gambia's for employment rights ngamira ngato la wala employment rights ni dun taje ibe ali la video jamal tar la jele ngano nga woni jamadi yalla nga ku jamal fayele mu ya lonko anyanta hakilo tolale katunko anatale ka investment ken na bankoto we need all private foreign investors nga wole welcome because naftale job yesoton na bankoto but we are not going to welcome or we are not going to sit and watch foreign investors mulia lonko. They are there to exploit our young people, they are there to exploit our economy, and they are there to they don't even treat us with respect and dignity. This has to end because Nico told Natalie they want to create that business in Gambia. They are there to get money to enrich themselves. Yeah, with the people mulia lonko wolle bijebe doko ke kangale wote nyantale mol muta with dignity and in respect la nte sonna yena mol la bankoto. You are making millions out of us foka pare imam mol respect foka pare iman taraka invest on those employees mulia lonko wolle yete de ma foita la business of futata bi afutata daming business o nyanta kele nyadi le Gambia wala fango dunia dawoda moni business o soto yaje ko yakele sanji killing sanji tang ila business o tata nyato improvement jama soto ji at least ila doku lalning I contandi salary la faye ya fo ko benyi nit ne kelale benyi nit provisions ni sifal ba wala kelal because this year business on a flourish tale back business on bet yatal bari momu ya lonko ateka more employ you employ these people because maybe he might be watching I don't know because I alone last year to jenne kasika program on jibe you know very well what I'm talking about. Last year we spoke with you told your employees that your lawyer will be coming. It's just few minutes ago lente fango lonko this lawyer is a male ngamela no fomu sol because Tony kabria for nyi bukalom for care tolom for musu tolom ma put no into place but ngalon ne ko sign ko musol kewala. You said your lawyer is coming to create a job contract, no, to issue a job contract to your employees. Where on earth, or tell me, if you are living in Lebanon, will you give a job contract to a Lebanese people, not allowing them to read that job contract? They will not know what is the content of that contract. This, you will never call it a job contract.
A job contract should be according to the Gambian law, but your job contract, there is no one place whereby you have stated according to the Gambian law, according to the Labor Act law, this and this and this and this, what is going to happen. You were just commanding them, telling them what they want. This job contract is just like, to me, a threat to these employees. You have been threatening them. Enough of that. We welcome every foreign investor, but we want investors who comes to the country, treat us with dignity, give us the fair wages we want, treat us as human beings. But you cannot be making your money out of that country, and you said you are not going to respect the people living in that country, the people you employ, who are making your business to move forward. Because without these people, your business will be zero. You cannot do anything because you cannot run it on your own. I know it is in the Gambia. We have this social life that we have. It is in Africa. How can somebody be working for you, have an accident, sit at home for 3 months? You did not pay this person 1 cent. You did not even try to make an effort to call this person. And now you are sitting there. We are challenging you. If you are watching this live program, to come up here and clarify to the people, to clear your name, the name of your restaurant, that you have not been paying these people $1,500. You are sitting there denying on your phone, telling people that everything that has been said on these live programs are lies. They are not true. Whilst you know very well that everything I have been saying here, it's all facts. We want you to enjoy your business, but we want you also to create an atmosphere for your employees whereby they will be happy at the end of the month. People will be glad to come to work because they know at the end of the month, we are going to be paid fairly. But in your restaurant, what you do is you employ people telling them, if you come, you will get enough of tip. I don't know if I have tip. Are you employing people based on tip, or are you employing people based on the job they are doing? So this is something that needs to end. We are going to make a live program on you, and we are going to send it to the whole authorities. We want changes. We want people to enjoy their works their work life in the Gambia. We don't want to see our youths running, using this back way, coming here because they don't have any perspective, because they are being exploited in this country. Exploited by foreign investors who come and say, we want to create jobs for you. You are creating jobs for people just to exploit them, creating jobs for yourself. This is exploitation of our people. When you create a job, I don't know, sometimes we need to blame our authorities. What is this silly things they have been doing with you people? Creating a job, but they are telling you, you can bring how many percentage of your people from your country, employ them in Gambia, pay them in foreign currency. They don't pay tax in the Gambia. And the ones you employ as Gambians, they have been paying the least of the money. You don't even, they don't even have health insurance. You don't even pay a social security. You don't have any benefits. At the end of the day, when they work for your restaurant for 20, 30, 50 years, when they retired, what do you have in stock for those people? Because they don't know their right doesn't mean you have to exploit that. If our leaders, or if the people who are put in place to see that every Gambian is going to work to be paid fairly, to be paid a social security, to have a life insurance, to have a medical insurance. We are not saying every one of them, but most of your staffs are there. You pay them whatever you want. You insult them. You don't treat them with respect. There is this man who was there, an old man coming to mix your flour, your pizza. He passed away because of humanity. We are talking about now. This is not something that you should do. But somebody who is very old has been coming to your restaurant, working for you. When this person dies, at least you should show sympathy. You should sympathize with the family. Show that at least I have showed my respect and sympathy for this person who is working for me. This girl who have accident, you never took your phone to call her one day to see how she is doing.
And now you're sitting there telling people this is all lies, what we are saying. If it is lie, we are challenging you to come here and tell every Gambian who is listening and tell the whole world that you, Ali, of the owner of the Paradiso restaurant in Senegambia, all that have been said are lies and that you are going to prove it. The girl's sister was there yesterday. You were ready to pay the money. But according to the instructions of your lawyer said, no, the money should not be paid. The girl's parent has to come to him. For what reason? Is the father the employee here? Let's take things officially. Let's not take it as the familiar way. This lady has been working for you. She got accident. She was in bed. 3 months, you never bothered to pay her salary. You waited until the contract ended. You told her, I have terminated you, knowing very well that she cannot take any actions against you. Because wherever she goes, what are you going to say? The contract has been ended. But we are saying that you pay her 3 months salary. That is what she deserves. You cannot be employing somebody and on her way to work. If this was somewhere in a serious country, the insurance should have been there for her. You should have been paying her money. But 3 months, how was she able to survive? She was not even bothered to come and ask this money because $1,500, what is somebody going to do with that? Even housemaids in Gambia are collecting $4,000, $5,000. People sitting at the market selling their vegetables, they are earning $6,000 a day profit. You telling somebody, I employ you because of tips you are going to get. And these tips that you have been stealing from our people is enough. You should declare this at the GRA because whatever income you have in your business, you should declare it at the Gambia Revenues Authority. Are you doing that? This tip doesn't belong to you, Ali. We have told you this last year. It doesn't belong to you. The tip belongs to the employees. Who do you think you are? We have had enough of this thing. You have made millions. It is enough. Pay your workers fairly. That is what we are calling for. Treat them with dignity. Whatever you have in your business is none of our business. We don't care about that. But all we care is treat them with dignity, give them fair wages, allow them to read the job contract and give them a proper job contract whereby it will be clearly stated. What time should the work start? When is the contract going to be ended? What are they entitled to? That is not even there. So it is only in the Gambia you will sit down. A whole institution like the Labor Office is not doing anything against such people. And you are not the only one. I've seen your job contracts. It has been like that for many companies. So all we are saying is treat them with dignity, give them respect, pay them fairly, because your restaurant is operating and you have the busiest restaurant in Gambia. No matter even if it is busy or not, it is their rightful thing. When they come to work, they earn salaries whereby when they go back home, they can give back to their families. You don't employ them because of tip. You don't employ them because of when they come, they whatever they get there you don't care. Yeah, I'm employing you because of I give you $1,000. Ninata, you will have tip here, 1,000, and this tip you have been taking away from them. And you don't even create a job atmosphere whereby your employees will be happy at the working place. Boss last year we've spoke about somebody who you know also was attacked. Yafanam Baijan, you just dismiss people anyhow you like. You expect them to inform you whenever they want to stop the job contract. But when you are stopping the job contract, you will never give notice. You don't inform them. You don't give warning letter. You just get up and say, this is my decision. That is what we don't want. We want that to end. And it is not that we are following you because we want to witch hunt you. 9, we want our people to enjoy their rights in their country. We are not here to against any foreign investor.
We welcome every foreign investor, but we want fair treatment, fair payment, and treat them with dignity. Because you want them to respect you. We also deserve this respect from you. Because whatever you have today, whatever you are getting today, you have it all from the Gambia. So I think the Gambian people deserve more than the way you are treating them. Allah baraka baake mba wala falay fabi jel fati je bari mba upload la let Allah baraka. So wala en natija lawyer ko akana kodo nyi jo ay kodo nyi mutaje for dindingo nyi fama nyi yena. So nyi fela ben kolka for dindingo fama yena lawyer mu yalon ko kabring incident hapunta dindingo fama ya kolle pour ya negotiate pour ya jo ala kodola ay dindingo fama nyi na telephone number nyi ay wo block because amal la fe ani yediam. But right now I aje ko social media to ya la fengole post je mu ya ko concerning him. All of a sudden he is interested to talk to the father of this employee, the said employee. So let us be real with ourselves. Alna long kan kungol tamandi nyaming itete tarale yeke lawyer ti Gambia ya foko mola salary nying itadila obe luwa jumaleto nying offense let nying kulete mu ya lonko ani luwa manta inyantale ya jo ala kodola ye right jumale soto kala kodo nyimuta lafta wole lona niaji ali benyi manya sifal kela. It is the Gambian people who are giving them this power. Because Gambian ol manyo kano manyo muta Gambian ol le kodo tambendika tambi afansong moti. So momu ya lonko woltata nunkunu ka leta nying samba because ngafo sunkuto yele ko atefangwa titalo no abelarin aya draft aya safe ko ngandoma authorize this name pray na ayenna salary diala aliala uniform o seindala because anyanta tamala wala nyam kabri weyo kaito samba aya di alela aliye kaito nyinta aya natal aya kia la lawyer yi ala lawyer ni ya read kola aya call ako hani akana kodo nyindiala ate ali besiri nje mol ba call kan abafala mole ko ha fani alom woman soto ikamunfo. Now you're putting yourself in a funny position because fengol bentol bulle whereby we can prove that you are paying $1,300 or $1,500. You cannot deny that. Right now you are ashamed of yourself because people have been calling you, asking you, are you the one doing this? Is this all true what the people are saying about you? This cannot all be lies. It is true because you know it is uncomfortable. It is unhuman. It is uncalled for. This is why you are saying, no, it is not true. But you know very well it is true. It is true. I know right now if I come to your restaurant, everyone will be saying it is not true because that is what you do and most of you people do. You threaten them. I have seen that. Somebody walking in Yasmina came to me and said, can you help me? After when I did my video, my first video about Yasmina, she was the one who was telling me on my page, you are lying, it is not true. But you know, God so good, three months later, I problem also, and she came to me, want me to defend her. This is what I am saying. They are using you people, you Gambians, to come against us who are trying to create a better atmosphere, a better Gambia for every Gambian. But know that if they use you today, tomorrow when you get in that mud, nobody is come to bring you out of that mud. So I think everyone should think critically and know what you are doing. Don't allow anybody to force you to say things that is not happening. You know very well you don't have your rights at your workplace. You know very well at every end of month, you are not happy with your salary. You don't have a social security. You don't have a health insurance security. Sometimes you are even sick and they force you to come to work. Sometimes your parent will even die. They will tell you come to work. That is not a law that you should sit at home, but it's part of humanity. When they are in Gambia, they should respect our culture also. Because naketa atella mo fata abala restaurant sorona laita. So why
you as a Gambian, ibe doku woke kan yeye, abe maltreat kan, abe nenkan, abe cool be kan, ibe daring. At the end of the day, na parita koleko, alter the voice of Fantala platform to alye negative comment kiye. Muna nandi tebe sonna kawake. Emira, you are just like modo fana muya lonko wobijele kabanko tilimbalia wala na nyaton kol mulbije alkana song mokal use to fight against your own people. Because what we are fighting for, it's not for me, it's not for these people sitting here, but it is for the next generation coming. Altolle ka wuli somandal buka dasa ama songo soto. Altolle ka wuli somandal buka paso sotal kata. Altolle kata doku wala ali overtime doku ibukal jo. Altolle ka tarasuto albeta mola. After working hours, these employees among any staff boss dial. Sometimes ibuka paso dial. Ika munjo town triple. Why albe sonnako alkata doku wala because of tip? Why albe sonnako alkata doku wala because of inse opportunity soto je inse tubabo soto je mumbe makwela. We have restaurants here. Tourism bejanne tubabu jam. Restaurants all bejanne. Tourists come here, they give tip, but nobody is not going to work because of tip. You should start to, alial fangol respect. Alial fangol la value long. Janini molbe la value dile. Because nima kelebe tula konole. Binya e momum bay soma Gambian keme belorim bundato purka nyindo kwota nganal be ya lonneko nyindo ko mu ya lonko mbita kanjele nyimanya sifale katamaje. Mulbe bel akwal be sirinje more than 6 months al musol ninke wala bebe jon killing or usela albe derinje muna na youth sol alte wulila alial fangol mobilize na laftansa organize alita national assembly alia foye kombatatale. We want better job conditions. We want to be treated with dignity and respect in our own country. We are ready to work, but not in such conditions. With dignity and respect. We are here in a foreign country, but what these people are doing in our country, will fit from a sort of kakijam. So muna nantolbe sonna wala. Muna nanyanta kasong wala. Organize yourselves. Janal be mira lambitala nim bagwe ni tata bagwe ameta nya wonya be sela na ila banko konol munati nandi Gambia bi ka foko mulbe diaspora wol ka how many percent la dundi Gambia la economico woman ke fenti country nyanta proud la munna because wo mo kulete mu yalon ko ila banko dingol bebe la banko bula le kata luntangol le binale ila banko overtake munati nandi ibe licenol dila mol la mulia lonko they are creating more companies and these people are not treating our people right. Before giving them ka license deal ka operate ka business yele go and see the business they are running, how they are handling that one. The people that are working there, how they are being treated. The people who are long inspection, let them be honest with themselves. We are all suffering. Maria Mangel, by invite later, but. So, malum for nying akunin Taliban. A malum baji be la filing ko nyingel. Because last time at abandon. Ya jale den tatata no. Ni ayele nakite mandun no isan call for nambijan. Yeah. Okay. So, Gambians, we should know what we want. Gambia manke pour moti ye nanang ye Gambia nol muta kom tole ye kodo bondi Gambia kono ka sambe la bankoto mambalan wala because ning Gambia nol man job create for Gambians ning foreigner nata niya create for us. It is fine, but let them treat us with respect. Let it be fair. Nakote nata business la business should be fair. Business should not be one-sided. And whenever I report Samba to the rightful authorities, they run there. Last year, we saw this Ali, who you are now here saying all what we are saying is lies. But last year, you met with some of your staffs at the labor office. What were you there to do? What? Sibomba mela nomba nyingpenkela jen nyindon tayele lano sai. Sibo yeah ntam na moela lano sai malon na nomba do fa be bulle na kita na nomba do nyimbe bulu maybe en safe ye malon fo be bulle. Ali ni molna benta labor office o jinto je akata muna nyini nunje
Moliela report or Samba, because we are not going to tolerate this. If these people are there to accept bribery and corruption, we, the Gambians, we are the majority. We are standing up against that. We are saying no of the exploitation. And anybody muya lonko ibe position auto inyante la doko kele nyanta ka kenyaming ima kenyaming iko ikanyi molle empower because of ibe money boto mundilela because of ibe $10,000 mundilela pour one day ya domo altoli ya lonne nyinka kodi jelle soto molla bankoto kotanke diningol ka tip mun soto kotanka ya busibula restaurant or like a gina far restaurant or beti kabri muntu mayo even last year, even like few months ago came about in Gambia ani multata voltata no yasmina le domoro mambeti ya fekete takana lavantatleya ye domoro sangatleya ala domoro ka dial gestol ka sial ay service nole baraka munke al koma dokulal aka woltrit nyaming ni afo bi ala geste ko ning a paradiso restaurant ni mo si falti they will deny it. We see people mulia lonko nintori sol nataji ikafueko we are paying them maybe $1,000 ke yowol atrabe wulia because ika nuwol male ni wolia lonko ike jo less wages lala woltina la domoro ke laje kotanke ni wolia lonko fa ika tip mundi nyin doku lalle ka possible woltina la je kotanke so munati nandi ntolbe silambe sonna nyin ko nyanta ka tamanna bankoto mol mulia lonko wolle nyanta ka tamandi matamandi and they are all aware of this last year tol mul bebe sidin jang albeya witness la ngaki janne ngaki le ngaleta safele mfongo tata le fo Gambia nsita ila official kono ni diamuta so ni man la fika ken tolbe wuri la janne lungolun ka itandi la ko ab kanyantale we have enough of this. So, yeah, mbatunga molta. Sister Fanta. Na. Ma. Abenyadi. Bija. Sorry, no call soto. Ali Paradiso last year, kabring ifinteta yediamo datijang. Yeah. Ali kala stafful jo $1,350 ali lola de fay staff ami. Pour Gambian si ñu xam ko. $1,350. Yeah. So last year bu Fanta gene mune mustad di address restaurant yi. Mustad di wax ci restaurant yi. Bam aga Paradiso. Mustad di wax si Paradiso ali génna time boobu la Sister Fanta wax ne na staff yëpp sign ak ali contract ali time boobu la ragal mu génna mu lawyer bi indi contract paper bu mu indee contract paper Paradiso mu ne staff am bi bu kenn riib contract paper bi waaye na gaay sign Yeah, okay, modo idea mo follow. User yi. Mala jumala user. Jumala user. Jumala Maria Vala next. Also God solve. What a God solve. Is a diamono. Please, Allah like isaje cool sitano sant. I mean all of me experience or I have more. That is what we want. Assalamualaikum. Walaikum salam. Nade. Jamare. Si bo mbatu ay fay diam ko. Okay, yes. Ni de pare de sedun nanko tan. Yes. Okay, man dama bëgg on behalf of Kairaba Shopping Center. Wa ma ngi gis yang ma binda sax. Man doon liggéey foofu noonu. Yeah, man maa la bindal dama génnoon sorry for that. Man doon liggéey foofu noonu almost 6 months. Man benn site moo ma jaaxal even though the way they are treating their staff is very bad but man doon liggéey site yi cake bi. Gars dañ ñoo ñu indi beneen paper. So paper bi it says that comme ñun mii nekk di defar cake bi ak jaay bi we are not infected with any disease kon amuñu HIV amuñu benn feebar boo xam ne comme dafa sonal nit ki wala nit ki am doubt si yëfi lekka bi without doing any test they just come and take our name the next 5 minutes what I see is a poster like they place it on the xam nga si maraj bi ku ñëw mu read ne we have done the test and it is clear that we don't have any disease you get. So but most of the time then they gis comme food and safety nit yi gars dañ day ñëw foofu noonu
gis nga suñ ñëwee duñ dee xool because ma may jaay cake bi xam naa ne sometimes cake daf dee am 3 days lu gën a saat moo nekk Gambian su ñëwee pour jënda dañ koo jaay Gambian bi waaye ñoom seen own nit yi suñ ñëwee pare na ci suñ ñëwee dañ leen dee joxe dañ leen dee jox ngente ka fintele so pour nga diamu dama ndindaro ngata ok waaw God will yow su fekkee yaa ngi am time nga may si boobu moom mu wax su paree dafa wax ok waa baalal ma de ok ok Sister Fanta bu mu génnee last year mu nekk di wax si Paradiso Ali was very uncomfortable call na àdduna bi yëpp ñum xam pour ut ndimbal amul so si la génnee contract paper mu ne na staff yi sign contract paper am na staff yu ma call man ñu ne ma ne saa de indi na contract paper de ñu mu ne ñu sign ma ne leen ne bu kenn sign man si laa contact Sister Fanta mu ne ma ne waxal gaay bu kenn sign fekk riidu loolu nekk si paper bi man si laa wax gaay ne bu kenn sign fekk riidu loolu nekk si paper bi so ñeneen ñi ñu sign without reading because nanguwut gaay read so beneen jaxa mu ngi fa kooku mu ne moom dafa read balaa moo sign because xamut lan la moo sign léegi Ali mu ne kooku noonu ne lu tax nga bëgg a sign paper bi fekk lawyer bi mu ngi toog de nekkuti absent ni lawyer bi si present ni lawyer bi lawyer mu ne ko signal Ali ne ko we don't have time for that you have to sign if you don't sign you leave the job in front of the lawyer pour lawyer bi sax mu ibi gémmiñam mu ne jànq bi ne readal looy sign lawyer bi si boppam dafa accept lu Ali def Ali mu ne jaxa bi na bàyyi liggéey because of jaxa bi dafa ne dafa read paper bu mu war a sign mu daaxa jànq bi ba pare fayut ko kooku dem ba pare mu request uniform am bi pour kooku indi ko kooku tam ñàkk fayda ba pare am na staff Gambian sister yu fa nekk ñu bon ñu soxor ñu hypocrite ñu dee wipe asi Ali bi ñoo xam ne Ali su daaxee staffam yi ñooñu la dee yónnee naan la dem leen jëlal ma suma uniforme yi xanaa bu mu la employé ñooñu di leen jox uniforme yoo la ko joxoon pour nga jox gaay Sister Fanta boo waxee ne Ali ne dafa war a change salary lisam bi Ali si la start di fay staffam yi 1500 ñu fa liggéey moo daan 8 years ñooñu la nekk di fay 1500 waaye ñu staff yu fa nekk 1350 la leen doon fay ni jànqa bii nii nga xam ne moo am accident di complain mi man kooku xam naa ko bu baax waaye moom tamit soo gisee Ali di leen toroxal nii ñoom ñoo ko nangu because dafa bokkoon suñu nekkoon di wipe asi Ali bi di jaamu Ali soo ko dee liggéeyal daf dee bëgg nga jaamu ko Ali dangaa am tip mu nangu sa tip Ali danga sa yaay dafa dee mu ne nga ñëw liggéey soo ñëwut mu daaxala si gàttal Ali staffam dafa liggéey foofu mu am accident Ali dafa ibi on gémmiñam mu ne daf ko mooy because nekkul kii mooy di only staff ko am accident foofu noonu tablen screen bi nekkul kooku mooy di only staff ku am accident foofu noonu Ali head waiter mu fa njëkkoon a nekka Ali daf koo xam ne daf leen dee liggéeyal suba ba guddi suba daf dee ewu dem seen mini market liggéeyal leen ngoon mu ñëw si restaurant bi suba ba guddi laa la wax kooku Ali xam nga bu mu paree si moom lan la ko def I swear to the Holy Quran Ali dafa jiiñ kooku sàcca bu mu jiiñee kooku sàcca te kooku ñëpp a ko xam ba pare naari customer ñëpp a lay kooku because of service am bu customer starté di ñëw foofu di lacce kooku muy tuumal kooku ne kooku dafa sàcca ñun customer suñu laccee dañ leen deew dafa fen kooku sàccut man suma maasi ñoo dee ibi suñu gémmiñ ñi di wax loolu noonu dafa fen kooku sàccut ñooñu dañ lay am pour dem fekk kooku tamala because kooku mu ngi liggéey tamala yàlla def kooku am accident benn xale bu munut moto moo sàcca moto papaam fekk kooku si bunti bitik bi tampon ko kooku tànkaam yi yëpp ñu dama Ali moo ibi gémmiñam mu ne kooku dafa war a dee imagine la ku la liggéeyal moo daan 8 years mu nge kooku nga xam daf day jaamu Ali ba ñun suñu boppa dañ lay mere Ali dañ lay mere booy bi di ko wax ne yow yaay nangu li nga toppa naar yi Ali xam nga lu tax mu daaxa kooku liggéey Ali magam bu góor moo jógee Germany ñoo Gambia gis booy bi comme liggéey bu mu nekk di defaral ñoom Ali mu appreciate ko booy bi magam mu ne dafa amee booy bi moto su ñibbee pour booy bi def ko taxi Ali xaar ba mag bi ñibbi mu xool mag bi ne ko ne kii sàccakat la daf ma sàcca fekk dafa fen moto bi la nekk di kal pour kooku bu mu am moto boobu noonu moto bi bu mu ñëwee Ali si boppam moo doon dawal moto bi benn jaxala kooku Fatou la tudda mu ngi si waañ bi clean la kooku nekk foofu di liggéey Ali tongoo kooku moo daan 5 years Ali mu ngi tongoo kooku te kooku mu ngi koo liggéeyam noonu la dee def di tongoo staff famille di leen moo daan 5 years kooku clean la ba di jaxase staff yi waaw di jaxase staff yi kooku moo daan 5 years mu faa liggéey mu tongoo kooku suñu xeexee mu ne leen ne da ngeen war a dem français kii moo wiin kii moo dóor waaw di leen vidéo wala gars suñu xeexee mu di leen vidéo léegi bu mu daaxee kooku man ma yëg ne dafa daaxa kooku xam nga man tam dama waane rek ma dem contact kooku léegi ma ne kooku yow moo daan 8 years yaa ngi liggéey si Ali
ma ne ko nañ dem nga yóbbu Ali léebo because daaxut kooku for no reason dafa toog rek mu ne ko ku na bàyyi liggéey léegi ma àndaa kooku ñu dem léebo Ali nekkete dafa yëg ne kooku maa ngi ko yóbbu léebo Ali jiituñu léebo ndook ma fekk Ali léebo xaw ma lan la waxanteeg because fekkuma fa boos bi keroog so boo yi laa fa fekkoon xaw ma Ali lan la duga di wax ak ñooñu man dama agsi rek Ali jóg because man Ali ñemewut ma dama agsi rek mu jóg bu mu jógee ma génna ma start di ko saaga man tamit ma koo saaga di ko saaga rek mu daw mu dugga si moto mu taal moto bi mu dem bu mu demee dafa àgg si restaurant mu ne staff yi ne démb gis naa evil boobu noonu mu ne man la nekk di saaga waaye dama ko yëre moo tax ma daw ma bàyyi ko foofu so li Sister Fanta di wax nii am na ñu bari ñu nekk di comment fii xam naa leen ñoom dañ dee ñëw Paradiso te xam nañ ma fii sos amut fi yaa amut fi Ali mu ngi dinaay ne 1350 nekkul di feeñoo ñu staff yi waaye Sister Fanta mu ngi amee contrat gi Ali boo xam ne Ali xam na Sister Fanta xam na ne Ali mu ngi fay staff ami 1350 ba pare Ali lekka du leen ko jox paas du leen ko jox tip yi leen di customer yi di jox Ali daf koo jël seen loxo ndook tip yi leen customer yi di jox Ali daf koo nangu sa loxo Ali customer sa moo laa tip xaalis bu bëri mu nangu xaalis bi jox la si $100 mu ne deserve leen tip léegi man xam nga yeneen say su ma meree Ali dama dee mere ñu fa nekka di jaamu Ali ni waxante dégg Sister Fanta Ali su ibeer ba pare lu mu gën a metti si àdduna Ali restaurant moo gën a busy si restaurant yu nekk Sénégal bi yëpp every day tubaab bi dañoo taxaw si mbedd bi di xaar yeneen tubaab bi pour ñu génna ñoom ñu mun a dugal ñu lekka every day su fekkee lu maa wax fen la ñu nekk Sénégal bi nekk di seetaan bi na leen ne damaa fen ñëpp Paradiso du dee fees ba customer yi day taxaw si mbedd bi di xaar yeneen customer yi pour ñu jóg ñu lekka ñeneen ñi dem Labour Department benn bés mus nañ faa ñëw booy bu ma laa wax ni dafa am accident tànkaa mi dama dañ ñëw foofu man fekkeewu ma ko man that day afternoon laa ñëw bu ma ñëwee booy bi ne ma tey Labour dañ fi ñëw de wante ak GT board dañ la ci àll ñaata la day fay suñ staff ami waaye Ali dafa wax ne $4,000 la day fay staff ami man ma ne booy bi lu tax Ali bu mu waxee loolu yow ibi loo sa gémmiñ nga ne ñooñu damaa fet kooku ne ma because nekkuñ di waxaa man Ali lañ nekk di waxal léegi yéen da ngeen ñëw inspect ne leen waxante digga lacca ngeen Ali ñaata nga day fay sa staff yi mu ne 4,000 munu leen a jël toogu ngeen toog ngeen oo staff yi benn ngeen laaj leen question ñaata leen Ali day fay su fekkee yéen ngeen ne proper inspect ngeen ñëw ne leen waxante dëgg it have to be fair wala ñu def ko sa place bu neutral because yoo xam ne ni soo laajtee Ali lu feebu Ali rek la Ali di wax lu feebu Ali rek la Ali di wax léegi staff yi nga war a oo benn nga laaj leen ngeen toog ngeen oo staff yi benn ne leen ñaata la Ali day fay nga binda yow ñaata la Ali day fay nga binda nga seet difference lu Ali wax dëgg la ndax lu staff yi wax mooy dëgg di nga ko xam because dofu leen waaye GT board su ñëwee foofu nga Ali lu mu dee wax these people they come here I fuck them off I only give them one pizza they go I swear to the Holy Quran Ali loolu la dee these people when they come I only fuck them up and give them one box of pizza they go this time around parce que daf day request job contract bi so contract su jeexee mu ne la kayit bi nga delloo si ko waat waaye la moom muy ragal job contract boobu noonu bu ko kenn amee because xam na ne loolu is not a proper job contract loolu amul Gambia loi bu nga àndut ak Gambia loi bi sax luñ fa binda bindut foofu xam ne yow di nga xam lii mooy suma right si liggéeykaay bi Sister Fanta nga laati Ali topic am danga ko indi si table bi yaagut nga bàyyi ko this time Ali doo ko bàyyi Ali soo ko bëggee bàyyi sax man suma boppa duma nangu nga bàyyi Ali every day dañ koo teg si table bi ba bés bu mu paree pour change because right now man maa ngi am information every day dama dee wax ak staff yi foofu Ali right now mu ngi very uncomfortable kanamam bi yëpp mu ngi xonxa dégg naa mu ngi fa di fokk rek di sànni cigarette yëpp suñ bileemee Ali ne leen bileem looya Ali bi tamit waaw Ali lu nekk di def nii yëpp looyaam bi seeka boobu moo ko si nekk di dugal Ali dangaa ñëw foofu nga amaa moom problème sax mu ne la I'm not going to talk to you my lawyer will talk to you xanaa boo ma doon jël liggéey lawyer bi mu laa signal contract let's be honest to each other yow yaa ma jël liggéey nar ko lawyer bi Ali tey mun naa ñëw liggéey tey mu ne la jël la because gis nga ne tey mu ngi jël la liggéey ëllëg rek mu ne la bàyyi nga futa santo please Ayaki Ali Fangoy ay de la moy seale live bi ngeen yone ko Ali si bopam na ko dégg moom si boppam Ali si boppam man xam na gis nga last year boo doon ka Ali fii xam nga lu mu def dafa de call all staff am ne you see
it's all Mariama. You see this girl mu start di wax suma tur foofu ma call ko ma ne ko man soo génnee wax suma tur sa gémmiñ bi instant Ali block ma bi ci bu ma bloqué ba tey laa seet du dee waxaa man ba tey su ma wax sa dégg naa du ko dee wax because man Ali moom xam na ma bu baax man xam naa ko man dama ko dee toj si diggi boppam moom xam na ma moo taxit man liggéeyam bi laa katandayam romb ko foofu noonu because Ali xaj la du musa ceeñ kii baaxu du baax Sister Fanta gis nga Ali nganka nga ko bu ko bàyyi kii su gis nga laa seet danga ko nganka bam ajo saralem bi tuuti kii nganka ko bam génn biir Gambia kii nganka nga ko bu ko bàyyi Ali lu mu dee def yëpp billahi wallahi taala suñ ko fi waxee ñiti dañoo fone sos la ñun lu ñoo demande lu ñoo laajte Mrs Roland bi xam na Ali ba pare Ali customer yi suñ ñëwee ñu register leen social security Ali customer yi suñ ñëwee waaw Ali customer yi suñ ñëwee dafa wipe asi customer yi ba nga foog ne ni kii moom ku ko gën a baasi àdduna amut Mrs Lawrence bi xam na kuy Ali bu baax dafa dee ñëw ak ay famille ya moom xam na Ali soo ñëwee foofu daf laa jaamu yow customer ba nga foog ne kii moom amu ko gën a baax waaye soo joxee gannaaw rek mu wax lu bon si yow Ali ñun ñoo musa am yenn customer couples lañ ñoo Europe lañ jógee ay doj lañ Ali xamul ne jëkkëraa jabar lañ tubaab ak boy Gambian bi dugga si wanag bi fekk mu ngi ama misunderstanding ak jabaram ñu ngi xuloo so boy bi dugga si wanag bi balaa moo ñëw Ali dem si table bi ne jabar bi ne Gambian boy si nga xam ne baaxuñ bàyyil kii ñii sa xaalis la ñoo toppa nobuñ la bugguñ la góor bi génn si la jigéen bi expliqué na lépp góor bi dem attaque Ali xam nga lu mu def dafa daw dem toog si waañ bi bu ko gis noonu de kaawoot bu mag la du dee ñeme noonu la bodee noonu la soxoree Ali dafa soxor dafa iñaan ba lu baax sax su la seenee nga koo am fan yooyu yëpp Ali fitna la laa indil fitna loolu la moo tax nag léegi Aïcha lu ma laa wax yow xam nga paradiso bu baax Aïcha moom xam na paradiso bu baax lu maa wax nii su fekkee fen la wala digga Aïcha xam na bu baax lu maa wax because moom dafa dee ñëw ak gesam yi ma change settings bi gis nga Fanta lu ma wax nii yëpp dëgg la amul fii sosal Ali soo fu mu nekk nii ñun ñoo soona ñun Gambian si Ali dafa change mu toog Gambia mu liggéey munu ko mu paak bagaasam yi mu génn mu dem because Ali xaalis bu mu nekk di am Gambia fii du ko musa am Libanon lu tax indiwul mbokkaam mi mu ñëw liggéeyaa ñooñu mu fay leen 1350 lu tax deful loolu yaa est-ce que Ali dina ñibbi waaye Mariama nañ bileem suñu mbokki Gambian yi because ñoom ñoo nekk si gannaaw Ali soo gisee Ali mun a nekk suñu dëkka di def nonsense yi biir Gambia te ñeme ñut koo def seen dëkka sax si dëkki naari di disrespect suñu mbokki Gambian yi di leen liggéeyloo di leen joo di leen saaga ba di saaga suñu government panel yi nga xam ne daf leen wax ne dafa paqueté one pizza di leen ko jox same on you guys yéen mi dee dem si Ali mel ni yéen da ngeen xiif seen biir kër yi mel ni yéen da ngeen génne dépasse si seen biir kër yi ñooñu bi ñu fa ñëwee man bu ma faa laas xam jiti boot seen ñooñu dañ egsi rek ñu ne ko Ali yow sa fii kañ nga fi dee def chemical rek ñooñu ne mu ne topp mu ne everyday laa fi dee def chemical ñooñu ne ko everyday chemical rek mu ne ay dama ko dee chemical every month 3 times or 4 times ñooñu ne ko Ali everyday chemical si restaurant léegi Fanta gis nga ñii sax normally Mariama Ali warut a fay 10 cash in hand dafa war a da ngeen war a am account yéen mu nekk loo xam ne ñoom ñoo ko war a wax loolu directly naka ay egg si fii su fekkee lu maa wax fen la xam ngeen salary buggi Ali naka la mel salary book bi comme tey su ne Sala Benz du binda amount bu mu la fay de amount du ko mu sa binda Sala Benz rek la moo binda mu ne la acca sign mu def signature nga sign ne receive nga salary waaye amount bu mu la fay doo ko fa mu sa gis ñoom ñoo tooy parce que ñoom war nañoo bañ loolu salary bugam bi noonu la mel waaw nit kuy noba loolu yëpp xamal ne boromam nekkul si dégga nekkul si yoon dimbale ma demal Ibu anga ñi so Mariama nak day time also tole kay isa ñi yaa ma dimbale la gis nga li ngay wax ni moom ak magam waaw bu nekkoon Yasmina lii mooy seen liggéey gën a soxor Ali i-boy magam naam moo gën a soxor Ali Mohamed la tudda moo gën a bon Ali déedéet gis nañ ni ñoom Mohamed ñetta la Ali ay maam Mohamed ñii ñoom ñetta ku leen gën a soxor biir si naar man musuma koo gis si safa waaw i-boy xam nga maga naam i-boy Jamila la Jamila nakam man ak yow ñoo nekkoon Yasmina di liggéeyal Roberto magi Ali
tamit xam naa dégg la kay dem na Europe seka Yasmina ali la moy mulbe ni restaurant olto alga wol so chance lay diamo because itolle nyanta ka fo mole mum bebe wa hanga magi ali moom Yasmina mooy Roberto loolu la gaay nekk di wax azo okay wa ñoom yëpp benn famille bi la yow boy mun nga ñëw wax man dama liggéeyal Yasmina man ak Ibrahima ñoo nekkoon di seen place foofu noonu bu Roberto jaayee place man ci laa dem liggéeyal Ali Paradise si boppam bu ma fa demee si baar bi laa nekkoon Ali daf ma dee mën a def si baar bi dangaa gis ne comme floor bi mooy restaurant bi si boppam fu fa off Ali daf maa jëlee si baar bi ci biti mun nga wax ci kaw ne Ali du góor bu metti si place am boobu wala doole miw di yàlla mooy kese ko di toroxal man dama liggéeyal Ali like depuis bu ma Yasmina si Ali laa nekkoon di liggéey Ali gis nga staff sam yi nekk si floor bi I don't want to come to the am na sister bu fa nekk kooku moo dee control Ali everything at the end